mbokk yi rafetlu seen ànd ak seen télévision Lamfal ginnaaw bu ñu leen nuyoo ko nekk ci turam ak santam bisimilah seen émission penc mi di émission bi nga xam ne mooy dalal kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci réew bu Sénégal di yëngu ci wàllu politique ci wàllu koom ak lépp loo xam ne day doxal suñu réew Sénégal mbokk yi nag am nañu mbégte tey jii dalal Makhtar Sylla di secrétaire général bu parti démocratique sénégalais foofii ci diwaan bu Louga waaye it bokk ci ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu diaspora bi moo xam ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu koom waaye it ci wàllu politique monsieur Sylla maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Amidou. voilà monsieur Sylla mu mel ni dañ koy dooree ak li nga xam ne moo xew fan yi passé mu jëm ci wàllu candidature élection présidentielle ci atum 2019 Karim Wade nag boobaak léegi coow li bari na naam dëgg la xupp yi bari na menaces yi bari na waaye nguur gi mel ni fa mu nekkoon démb fa la nekk waaye yéen ndax da ngeen war a toog rek léegi di bëgg a jàppale wala boog di bëgg a topp ci candidat boo xam ne xëy na fu mu toll ni jafe na lool ci yéen wala jotul it ngeen wut beneen pexe. waaw xam nga Amidou maa ngi nuyu ñëpp di nuyu samay mbokk diggante Njàmbur ak Louga ak Jëleerloo Njàngbaa Boj gi ma dëkk di leen sant di ñaan li ñu fiy wax lépp yàlla nekk dëgg dara bañ cee wuuroog luy dëgg ndax xamewuñ ñu ko maa ngi lay gërëm bu baax di la sant di gërëm waa Lamp Fall di leen ñaanal jàmm di ñaanal sëñ Aliou ndax barki démb bi muy def émission ci sëñ Saliou ñun ñëpp daf ñu daaneel jooyloo ñu ndax dañu bokk fu ñu féete di ko sant bu baax ci liggéey boobu ñuy liggéey télé yi bari nañ lool waaye man fii mooy suma télé moom laa taamu def naa ni émission yu bari fii laa ko defee musuma dem feneen am na nag ñeneen ñoo xam ne danañ ci wax waaye fii moom mooy sama télé xëy na am na ay lu tax bi ma leen gërëma ba noppi damay ñëw ci mbiri Karim Wade ñun ñu bare bari dañu naan Karim Wade candidat Karim Wade lu tax PDS du am candidat nuñ ko mën a wooye muy B ou A ou C. plan B wala plan A. ñun amuñu plan B. Karim Wade mooy suñu candidat. mais jamono ji nga xam ne mooy seen candidat te mu du ma ne dafa tax parce que du ma attekat mais nguur gi jàpp na ne warul bokk. waaw xam nga nguur gi moom nee naa la mbiri Karim Wade mbiri politique la. politique rek moo koy laqar ci. politique moo koy laqar ci mooy Karim Wade dañ ko jiiñaale ñeneen yóbbu ko foo xam ne tribunal exceptionnel bu ñëpp xam ni. du tribunal bu jaar ci yoon man loolu laa gëm te kenn mënu ma ci jëlee itam te Karim Wade ñun dañu yàgg ak moom ndax li ko dal sénégalais bu mu daloon ñun ñu ànd ak kooku mooy injustice bi am ci moom mooy Karim Wade ñun ñi ngi ko jàppee ni victime la ndax kër yi man ci sama fàttaliku mosuma gis kuñ ci atte ci sama fàttaliku te defe naa bari naa ci ay moroom kon Karim Wade dañoo dundalaat kër yi pour interdit ku mu bokk ci élection yi loolu nag ay mbir la ay jàngat. waaw mais ay mbir la ay jàngat mais yéen tey jii ndax jotu leen aussi ngeen wut pexe parce que aussi nguur gi fa mu matt na fa la ma wax moo ci nekk yéen ngeen matt it fa ngeen matt kuy ñàkk ëllëg nga yaakaaroon du yéen. déedéet politique la danañ ko lijjanti ñun. mais ñu koy lijjantee. parce que yéen ay institution ngeen bëgg a xeexal. du institution da nga naan institution yu ñu créé. en tout cas ay institution la parce que man lu tax ma ne ay institution la mooy ba léegi du APR moo wax mais nguur gi état du Sénégal moo ne Karim Wade nangam. mais kan mooy état du Sénégal. waaw état du Sénégal weesuwul Macky Sall ak ñi mu àndal. waaw état boo xam ni ku ñu yaakaar ni seen adversaire nga ba démb ci mujj ak tey. ña nga ca Hadjibou Soumaré nee na ñooy Hadjibou leer nu lëndamul ña nga ca commencé di wax kon ñoom adversaire lañ mënta am ñun nag dañu gëm ni ku fekkante ne da nga debbu la ne Abdou Diouf ñun xam nañ ni Abdoulaye lañ àndaloon di xeex ak moom xeex fu ne. ba mu débbaloo ne Abdou Diouf bu dee ay tànk yu dëgër Abdou Diouf moo ko pon Macky Sall je pense ci bu dee ay tànk yu dëgër pour ñu ko jàppale bu Macky Sall yaakaaree ni ñun fa ñu nekkoon jóge nañ fa xëy na ñoom dañu juum ndax ñun li tax ñu mooy ci ni Karim Wade mooy nekk suñu candidat Karim Wade amul dara lu ko interdit mu bokk ci élection yi soo gisee ñu di ko dagg-daggee nii naan administration bi moo ko tee ñoo ko interdit mais administration mënul interdit nit mu bokk ci ay élection lan moo tax ñu bañ ma àgg Cour suprême ndax dañu xam ne si bu ñu fa accès am na ñoo xam ni mën nañu wér ni Karim Wade candidature am est recevable kon recevable googu muy nangu ñu di boole ko ñoom duñu ko nangu moo tax ñu di ko karkaral nii Aly Ngouille Ndiaye di toog di wax naan Karim Wade du bokk mais ñun am nañ pexe yoo xam ni Karim Wade dina bokk ci élection. dina bokk ci élection yi kooku du ma ne waaw du ma ne déet d'autant plus que dana ma jaaxal trop en tout cas lu ci mënti am mais dafa am benn affaire boo xam ne dafa am muy stratégie politique bi nga xam ne ñu koy faral di wax ndax xam nga élection yi li ci des daanaka juróom-benn jàpp juróom-ñaari weer la. donc bu ñu xoolee procédure électorale bi nga xam ne war na parti bu ne moo xam ci wàllu mobilisation ci wàllu sensibilisation ci wàllu campagne ak proximité bi war entre militant ak candidat
est-ce que trop tard du am. danaa dellu ginnaaw loolu doog a ñëwaat ci loolu. waaw xam nga Karim Wade li mu réussir li PDS réussir benn parti mosu ko réussir ci li ma xam ci sama ci histoire du Sénégal lu ma xam mooy parti bu ñàkk pouvoir def renouvellement mooy relève laay wax bu ñëw te renouveler voo sa parti kooku PDS rek moo ko mas a réussir boo xoolee liy mouvement ci Sénégal ñëpp a ko xam ñu ngi naan ay 900 et quelques. ci ay Karim Wade ci ay karimiste. waaw karimiste. sans Karim. te Karim nekk ci kaso bi wala mu nekk Qatar. am 900 et quelques mouvements yi ko jàppale. kooku même le président de la République bi fi nekk fi ñu toll Macky Sall amu ko. moo tax ma ni la Karim Wade ñi ko boo xoolee environnement bi nga xam ni ñoo ànd ak Karim Wade muy nit ñi ay gone rek nga ci gis ak jigéen. te Karim ñu tëj ñu exilé ko bu ñëpp xam tëj ko ci condition yoo xam ne ñëpp xam ne du yoon. ci li ma ciy tàmbalee mooy Karim bi dama ni la keroog bañ koo jëkkee woo gendarmerie ba biñ koy attee musuma am benn bis mu ma raté dem ma amul muy atte yi gendarmerie Colobane ba biñ koy attee fii sax sama loxo am na foo xam ni li ma lay wax ni la dëgg moo gën lu dul dëgg Karim Wade biñ koy doog a woo Colobane dañu doon sànni di ñu kar di xeex ak ñun biir point am na bis boo xam ne dañ fa màtt sama loxo ba mu am ay dagg-dagg ci atte ay nit ñuy xeex ndax di sànni ay xeer ñi ànd ak Karim suñu demaatee nag 3 ans après ñu tëj ko nit ñi dem di ko seeti ba ñu mujj nii li koy seeti dafa ëpp nañu ko wàññi di ko jëlee 50 ci nombre bu leen neex la woon mujj ñu ne na 50 bu mu jàgg mu nekk ci 10 par semaine te ñu ni plus de 200 et quelques mille voire 300 000 seeti na ko ak ñi ko bëgg a seeti. voilà am ay waaw mais c'est que monsieur Sylla monsieur secrétaire général parti démocratique sénégalais ku nekk xam ne ni parti bu mag la tey jii dama jàpp ni ñàkku leen ay cadres yoo xam ne war na ñoo mën a taxaw d'autant plus que Oumar Sarr mu ngi fii. te ngeen jàpp ni xëy na moo wutu Abdoulaye Wade ba mu demee ak léegi ku mel ni maître Madické ku mel ni ñeneen ak ñeneen mënu ma comprendre cadre yi ngeen am yëpp ngeen focaliser wu rek ci kenn koo xam ne xëy na démb la juddu ñu baal ma ci wax ji te mu am ay kàngam yu fi nekk yoo xam ne jàpp naa ne war nañu mën a jàkkaarloo président Macky Sall parce que PDS tamit du parti bu ndaw. xam nga Karim Wade label la mi ngi mel ne tey jii marque Lamp Fall fi ñu toll ku ko ubbi boutique it Lamp Fall ji wala loo ci mën a def rek lamp ji ngay jaay. Wade mooy label bi turu Wade. cantu Wade gi daal label la dama ni label la loolu rek label la. boole ko Karim am compétence bi ndax ñëpp a xam Karim Wade jaaram ci njàng. kooku defe naa ni Sénégal yi kenn werantewu ko Sorbonne la génne def masse muy mat appliqué. nekk ingénieur financier. kooku defe naa ni ñi ko bañ ñëpp nangu nañ xam-xamam ci affaire finance ak xaalis. te defe naa ni réew nag kenn mënu ko doxal te amoo xaalis. te yàlla may na ko ci loolu man mën naa laa waxal lii tey ji mën naa ko wax fii nga seedewaat ko bis bu Karim yoroon réew mi ñàkk dana jóge ci réew mi. ñàkk pauvreté waaw jeex tàkk dana fi jóg. loolu doy na war damay dégg ñu naan pauvreté yàllaa ko sàkk te du denc ci réew loolu jaaxal na ma. mën na wàññeeku mën na wàññeeku. waaw ndax bu ñu xoolee. waaw Qatar. 1930 ñoo ko tane woon ñun ñoo tane woon Qatar 1930 yàlla indi fa xéewal ba Qatar mel nii mu mel. ñooñu nag bu ñu demee ba xool Karim Wade du wax ak nit ku tuuti foo ko dégg ci àdduna buur ba lay waxal ñooñu waxuñoo Karim Wade en tant que nit ñi dañuy wax ak moom en tant que cerveau muy nit ku am xam-xam ku leen mën a jëriñ. waaw léegi Karim Wade en tant que cerveau mais yeneen cerveau yi ma la wax yeneen kàngam yi nekk ci biir parti bi léegi yéen da ngeen jàpp ni dañoo mënut a wuutu Karim Wade wala amul leen candidat bu tax ngeen teg Karim Wade ne dem ca kanam. mais ñooñu laajuñu xam nga ñooñu ñoo toog. congrès fii ñëpp seetaan ko defe naa demoon ngeen fa wala ngeen yeble fa. ñu xool ni Karim Wade te boo mi ngi ci kaso bi ñoom mooy suñu candidat. dara changé gu fi ñoom bu ñu toogee wax ni ñoom candidat lañ Abdoulaye dana tranché mais ñoom dégg guñ ko wax koo ci mën a dégg muy wax mooy Omar Sarr ak ñi nga wax ñëpp dañu naan Karim mooy suñu candidat bu ñëwee daañ ko mais loolu du seen yaafus nga ñu baal ma ci wax ji yaafus sax ëpp naa wax mais loolu du seen incompétence aussi parce que ay mag yoo xam ne def nañu parcours yu yaatu ci wàllu politique xam nga yéen peut-être sax ay ndaw ngeen ci yéen ak ñoom Karim mais ñoom Oumar Sarr ñeneen ak ñeneen ay mag lañu ci wàllu politique nangu tey gis échec fas yéene topp ci ginnaaw Karim Wade rek bu dul Karim du kenn. exemple bi ma la ci gën a jox. waaw. Macron 40 ans la am. waaw. musul bokk ci benn parti bu mag. ci à travers des mouvements la jëlee. réew mi foofu laa jëm si. voilà. musul bokk ci benn parti bu mag. ñan ñoo fi nekkoon ay magam ay ñu ko ëpp ñu yaakaar ni ay kàngam ci politique ñu xam leen. mais bi ñu xoolee ni réew mi nekk na ci ay difficultés te nit ñi ñuy wax soi-disant classique mënuñu ko régler ñoom Hollande ak gars yooyu dañu ne nañu seet ku bees koo xam ne yaakaar nañ ci moom tam nekk ndaw
moo andi Macron pourtant bi mu fay ñëw fekk na fa ay kàngam ay kilifa yu mag yu bokk ci parti classique yi mais tubaab yi dañu xool ni moo ëppal njariñ réew mi ñu fal ko foofa rek la Sénégalais yi nekk mooy Karim Wade est moderne nit la koo xam ne gis nañ mu def ay épreuve am lu fi am ci infrastructure ci Sénégal lu mag lu ñu xam Karim Wade da ko expliqué. ok mais léegi yéen na ngeen fas yéene xeexee parce que aussi fan yi gis naa ay blog yoo xam ne dañ koy faral di def sa mbokk yi nekk fii ci en tout cas Ndakaaru ak fenn ci réew mi moo xam ci ay meeting moo xam ci ay pression ñu def ci média bi et cetera loolu rek doy na ngeen yaakaar pour Karim Wade parce que sànq sa biir wax da nga ne Karim dana nekk candidat teg ci sa moroomu naatangoo yi it loolu la ñuy wax ne nañ Karim dana nekk man daf may jaaxal loolu nag fan ngeen war a mën a jaar rek ba Karim nekk. xam nga Ablaye Wade. waaw bu ñu xoolee 1993. dañu rey magistrat rey ay policier tëj ko ci kaso bi génnee ko def ko ministre d'état loolu politique la politique rek koy réglé mooy ñun Macky Sall wóor na ko ni ñun waa PDS moom xam na ko xam na ne lu ñu décidé ni dinañ ko def moom xam na ko ndax xam nañ ni politique a tëj Karim Wade politique ko génnee réew mi politique ko koy lijjanti te danañ ci dem ba mu xam ni ñun ñi mu ko séqal xam na leen moom ñan la seqal mbir mi xam nga lan moo tax waa APR suñu toogee seen wax jëpp mi ngi jëm ci non pourquoi PDS mënuñu wut beneen candidat mais ñun bu ñu wutee beneen candidat ñun gëmuñu li ñuy wax te ñoom bu ñu sañoon ñu ni am nañ beneen B wala L wala Y ñun amuñu lenn lu dul A muy Karim Wade xam nañ ko mais dañu bëgg a léeg-léeg ñuy dugal ay baati xabal ay baati tiital Karim nag day nitu kilifa ñu baree bari ñu ngi wax ci ay exil bi lan moo ko indi Karim lan moo ko génnee réew mi Karim dañ ko forcé génnee ko réew mi kenn ñëpp fàttaliku nañu ni Karim Wade def na fi grève de la faim keroog bi mu defee grève de la faim bi man yàlla boole woon na ma ci ñi nga xam ne ñooy mouvement bi jëkk a taxaw ci mouvement karimiste yi mooy MLK Alioune jiite woon ko keroog bi ñuy dem sëñ bi Karim sax yëgu ko pour wax ko ni ko Karim mi ngi ci grève de la faim mu yabal doomam ñu jëli ko man àndoon naa ca délégation ba keroog bi Karim di bàyyi grève de la faim bi maa nga woon ca biir bis crème la indi jox ko mu ne ko man dama am kilifa gannaaw nee nga ma bàyyil grève de la faim bi dama koy bàyyi loola nag Karim ba léegi ca looloo la nekk gis nga bis boo xamee ni Karim am na ndigal ni dana ñëw ci réew te ñun wër nañ dina ñëw ndigal loolu ci kan la war a bàyyi ko ndigal li ci kan la war a bàyyi ko bàyyi ko ci parti bi bàyyi ko ci ay kilifa aadaam ay kilifa cosanam muy bàyyam ak ñi bokkal parti beeg kilifa diine yi ak kilifa aada yi ndax ku leen respecté la keroog maa ngi fàttaliku danaa ko ci dugal bi sëñ Moustapha ñëwee daa fekk tànk bi mooy bi ñu ko gaañee ci tribunal bi mu yor béeki bi mu agsee sëñ bi dafa toog ci suuf sëñ bi téye ci loxo yi ni ko doo toog ci suuf sëñ bee ko jàpp pour mu toog ci chaise bi pour mën a kii dañu ci suuf lay toog dafa am kilifa daf ko gëm lool mu ni man waaye am nasaraan laa gis de man de li ngay wax jaaxal na ma du ma ne nag du taalibe ku am diine du ma ni waaye nag nasaraan laa gis ku am diine la xaw na nasaraan léegi keroog bi ñu ko ne na bàyyi grève de la faim bi bis keroog bi moo ko ubbi dajji ko jël benn seex jox ma ci ñun ñi ci nekk ñëpp kenn ku ne mu jox la benn kooku ku amul kilifa doo ko def ñun nag dañoo gëm ni Karim Wade bis bu ñëwoon tey jii lii ma bëggoon nga xam ne moom laa gën a bëgg tey Karim Wade ni woon day màggal si Macky Sall ni ko doo màggal si xam nga dañ ñu bu ñëwee ñu jàpp ko kooku suñ li ñun ak moom ñoo ko Karim ni woon day màggal si màggalu Sëñ Tuubaa gi Macky Sall ni ko doo màggal si man bu ma sañoon tey ji Karim danaan ma suba danaan màggal si ñu xool muy màggal si ñu téye ko ñun daañu xam na ñu defanteeg ñoom waaw jamono ji yéen fu mu toll nii Karim Wade ndax mën nañ jàpp ni xeex bi nga xam ne nañ koy xeex moom coolu xam yéen mu ci jokk ak yéen je veux dire de façon générale waaw du ñu réeroo ci benn waxtu Karim lu xew ak fu mu toll rek tey tey jii boo ko yónnee woon tey jii il est le seul xool même politiciens yi nekk fii ci dëkk bi koo ci gis am na 10 téléphones 10 numéros koo ci yónnee message boo sàgg na doo ma sax am réponse am Karim Wade boo ko defaloon tey jii message tey ci ngoon du toog mukk 24 heures ci tontu la ak lu mbooloo mi bari loolu nag dafa doon cër boo xam ni dama koy remercier tout le temps ndax dama ci am ay ndam fi toll fu ma ko yónnee wala ma yónnee ko léegi 24 heures avant ak ku ma ko booleel mu tontu ko wax ak moom loolu nag dafa doon loo xam ni dafa rëy ci ñun loolu il faut ma wax ko fii pour remercier ko ci loolu parce que ñi nekk fii yow xam nga leen ni ma leen xamee koo ci woo du la yëkkati koo ci yónnee woon message du la tontu heureusement sax man du ma leen xaw ma leen du ma leen envoyé message du ma leen woo waaye damay gis nit ñu koy jàmbat ci ok mbokk yi ñu fàttali leen ni sunu gan di Makhtar Sylla di secrétaire général bu parti démocratique sénégalais foofee ca diwaan bu Louga waaye it bokk ci ñi nga xam ñoo féetee ci wàllu diaspora bi yaa ngi ci wàllu diaspora bi jamono yi yaa ngi Sénégal mais jamono yi nga nekk Sénégal nag foofu ci diwaan bu Louga
yaa jiite parti démocratique sénégalais man gis naa ne du yomb ci yow de diwaan bi nga nekk parce que bu ñu waxee Louga diwaan la boo xam ne ci wàllu taarix ku ne xam ne ni président Abdou Diouf fa la fekk baax parti socialiste ku ne xam ne ni it tubaarkàlla la nekk na parti boo xam ne te parti bu samp la ci diwaan boobu jamono jii tey jii nga nekk koo xam ne yaa ngi foofu ci terrain bi nga jiite parti démocratique sénégalais waaye it séq koog nit ñoo xam ne nguur lañ fa nekkal ku mel ni Aminata Mbengue Ndiaye ku mel ni Moustapha Diop donc terrain bi ndax gisoo ni bari na trop jafe-jafe wala xaaxam ci yow. ñooñu de ñu ma jox cër lañ. te dara waralu ko lu dul électorat bi. dinaa fàttali bi ma fa engagé woon léegi muy 2012 ak tey. élection yu ñëw ñun ñu yokk suñu électorat ci département. seeni nit yokk. Moustapha Diop ak tant de mois yi mu fa indi woon moom ak Aminata Mbengue ñu ngi may dégg keroog bi ñu ñëwee élection yi nga xam ne moo fa jëkk muy élection municipale yi 12000 voix la Moustapha Diop am ñu am 8000. ngeen am 8000 yéen 8000 voix. booba ba léegi élection yu ñëw sunu électorat yokku centre bi nga xam ne gagné woon nañ fa 600 voix muy centre Bosam bi muy wotee Almanar élection législative passée 18 voix la ñu fa jiito centre bi ci topp muy école Ndiang Ba Mbodj dañ naan ñaari centre ñu fa ëpp ay 11000 inscrits ay 10 000 inscrits ña ngi ñu fa rawe 25 voix kon ñun ni ñu progressé day jaaxal sax parti bi ana ñan ñoo koy def parce que ñañ fay yëngatu ci politique kenn xamu leen woon ci politique nekkuñu woon yoruñu woon ndombal tànk mais élection yi ñëw rek waxtaan naa ci sama benn xarit maa ngi koy nuyuwaale Lamine Thiam dani dara bu soppeekoo ci dëkk ña tukki woon a ñibbisi kon ñun la ñu man te yoruñu woon ndombal tànk ci parti bi defe naa ni PDS rafetlu na ko ñoom itam tiital na leen ndax soo gisee ñu toog Macky Sall toog dem élection municipale dem référendum ñun opposition bi ñu jiitu ci commune Louga mu yebal Mamour Diallo en tant que directeur du domaine na ma waat fa beneen directeur muy sama mbokk jërul may jaar ci turam na ma fa ay directeurs yu bëri Macky Moustapha Diop doyatu ko xam naa ni li mu yor bu ci wéeroo moom kese du dem moo tax mu indi dolli Macky kooku sax bañ na ko mouvement. mais yokkute boobu nga wax sànq maanaam ci wàllu lim yi foo ko teg foo ko wékk. fi ma ko wékk mooy ñun. Louga xam ne dëkku Modou la. dëkku Modou la kuy campagne sax soo amee benn erreur boo def ci Modou yi doo ko gañe ndax dëkku Modou la 80% ya fa nekk ci Modou la ñuy dund. wala seeni doom Modou lañ wala nekkoon nañ Modou wala ñu ngi dimbali ay Modou leen di jàppale ñooñu ku laal Modou yi laal leen ñun nag ñu nekkoon ay Modou ñu xam ni lu ñu leen woo dëgg lay doon fen du ci am ñu ànd ak ñun loolu rek mooy avance bi ñuy avancé chaque élection yi ñëw ñu progressé li ñu amoon loolu du dara lu dul ñun ay Modou lañu woon ñiñ ko séqal xam ñu seeni mbokk xam ñu di ñu jàppale ndax dëgg gu ñu yaakaar ni am nañ ci ñun. waaw mais muy dëgg joo xam ne nee nga sànq ba léegi nee nga comme que lim baa ngi yokk donc fii ak atum 2019 élection présidentielle yi ñu jëm kon jàpp nga ni yéen ci diwaan bu Louga mu ngeen fa am ndam kon loolu nga jàpp. xam nga li ma la wax léegi. nee naa la bu fekkente ni département Louga. ngeen dem élection département Louga mu àgg ay 100 et quelques mille jàppatuma nombre bëgg maa wax lu ma xamul. ñu rawale 18000 voix. 18000 voix boo amee 9500 voix gagné bu ñu xoolee élection législative yi passé commune Louga dama ne opposition moo am 52% te pourtant Moustapha Diop nga fa Aminata Mbengue nga fa Mamadou Diallo nga fa ñooñu ñëpp a nga fa te ñun am nañ 52% ñun opposition bi. PDS am 42% kon ñun wóor na ni élection yi ñu jëm Macky lu ne dana ko def Louga pour yokk waaye ñun ragal nañu ni ak li fi wàññi li fi yàqu lu bari ñun mën nañoo jiitu ci commune Louga waxaguma département bi ndax duggaguma ci ni ñu ci war a duggee àggaguñ ca danañ ci jëm lu passé fi ñu toll mois de octobre. danañ def tournée départementale. boo xam ne danañ dem ci dëkk yëpp yi ñu mën a dem commune bu ne danañ ca dem ci village yi ñu mën a dem yëpp danañ ko def tournée. mais xam nga dañu faral di wax naan bu dee da nga nekk ci xare danay baax yenn saa yi nga am ndëgërlaay su ma nee ndëgërlaay mooy tey jii yéen seen parti démocratique sénégalais jiite na réew mi 2000 ba 2012 muy maanaam fukki at ak ñaar. te nee nga Louga ku ne xam na ni dëkku Modou la tey ji lan ngay mën a tiituroo yéen ñi nga xam yéen a toog foofu wala boog li ngay mën a expliquer askan wi loo xam ne yéen a ko fi def. ci diwaan bu Louga ba mu mën a xëy na renforcer seen i capacité. xam nga loolu nit ki bu demee ànd ak nit ba mu jàpp ma wàññeeku. am na lu tax mu wàññeeku. Louga ñu bari bi fi Abdoulaye nekkee la mu fa doon def amul ñu ko waxaloon
wala ña ko waroon a jottali daaw ñëw ci plateau yi xam nga ni yéen plateau télé yi li ngeen ci gis homme politique Louga bëriwul woon. waaw bëriwul man fi laa nekk waaye homme politique Louga li ma koy gis ci plateau yi bëriwul daawuñu wax li Ablaye def Ablaye Wade moom moo def corniche bi wër Louga. corniche kenn musu ko wax. corniche moo tàmbalee sanc ba noor montagne kër sëñ Louga tali kër sëñ Louga presque lépp ba mu daj dem ba gaara presque gaaru Thier fi ñuy wax Medina Garaas waa Louga ngi may dégg yemul foofu mais kenn musu ko wax fi ndoolu lam fa def asaka ji gars yi defaguñ ko fa ci affaire goudron mais kenn musu ko wax kenn daaw ko fàtte. waaw PUDC ba ca topp ba ca topp PUDC ma nga fa. PUDC gisaguma lu mu fa def de dégguma ma nga fa de dégg naa ko nag waaye gisaguma lu mu def may wax ci li ñuy wax ci léeg-léeg ma dégg ñu ni Moussa Diop def na fi benn tali waaw Louga tali ya fa nekk yëpp ba fi Baye Jili jógee maa ngi leen nuyuwaale waa kër Baye Jili ndax dañuy samay sëriñ di samay rak ku mel ne Maam Cheikh maa ngi koy nuyuwaale la mu fa bàyyi woon 1982 nga xam ni moom fa lañ defoon feetu indépendance mu xew Louga mooy bi ñu koy moomante la fa Jili yemoon Abdoulaye dafa tegaat tali keneen ku fa defaraat tali bu toll noonu Louga te defaguñ fa asaka ji yëm ma foofu Louga moo gën assainissement ci Sénégal te ñu bari duñ ko wax Abdoulaye da ko fa def Lamine ba ministre hygiène publique moom lañ fa indi 20 milliards def ko Louga Louga amul problème mu ndox doo ko dégg fu fa am problème mu ndox jamono yi la ko am mooy sanc yu bees yi mais égo yi dañu luy Louga lépp dañu am égo Louga rek moo fi daj ci égo presque à 80% te Abdoulaye da ko fa def Louga ñaari égo la amoon benn bi moo tàmbale woon fi ñu daan wax tool buur kooku ñi may dégg te xam nañ ko moo doon Eaux et Forêts moo fa tàmbale woon romb Alceri jaar Kër Mansour Bouna dem ca Kamp yi beneen bi moo jaaroon buntu Avenue Samba Khary Cissé dem yoonu Touba amuloon beneen égout léegi Louga amul fenn quartier bu ñu amul égout Abdoulaye da ko fa def kenn musu ko wax te assainissement defe naa ni ñu bari ñi ngi wax ci goudron moo gën a seer goudron te moo gën it goudron te Louga am na assainissement te Abdoulaye da ko fa defoon mais kenn du ko woon wax gannaaw nag tey am na opportunité wax ko dinaa ko wax ba ñëpp xam ni mu defoon Louga moo tax ñooña àndoon ak ñooñu di ànd ak ñoom Moussa Diop di dem mu jàgg ñuy wàññeeku xam ni kat ñoom lee ñu bàyyi woon di ko sànni xeer nit ñi leen ci yóbbaale woon waaye du lu ñu ko. waaye moonte Moustapha Diop bi ngay wax ministre Moustapha Diop dañ koy faral di gis ay financement yoo xam ne da koy faral di jox jigéen ñi foofu ci diwaan bu Louga ba ci sax réew bu Sénégal ay jamono loolu amoon na fi ay jamono wax fa dëgg yàlla xam nga mu ràññee ko woon loolu ci réew mi nag xam nga boo yoree microfinance ñu yóbbu fa xaalis bu dul jeex am na jamono yoo xam ne dégg naa ñoo naan ay 100 milliards lañ fa yokk ay yu mel noonu nga yor ko di dajale ay téeméeri jigéen yàq seen liggéey ñu waroon liggéey nga jox leen 500000 kenn ku ne di am 10 000 francs loolu yabaate la gis nga réew kenn du ko yor ci ay folklore wala jox kii fu ñetti junni wala ñeenti junni man li ma gëm nekk Europe di ko dund mooy nit ki dañ koy jox cër d'abord waaye dajale am mbooloo la leen ay basak yëkk 200000 jox leen ñu yendoo sabaru bu ngoonee kenn ku ne am 5000 loolu nga yaakaar est-ce que du woon ay projet yoo xam ne projet état projet politique la wala projet yoo xam ne dañ war a jàppale seen activité ak yooyu yëpp quoi gis nga ku ko mën a def nañ ko teg ci suuf baaxul système bi baaxul baaxul donc yow ok indi nga fi waxtaan bu am solo parce que da nga ne système financement maanaam bi nga xam ne ñu ngi koy def ci groupement de promotion féminin yi si je comprends bien da nga ne baaxul alors ban solution léegi mooy solution bi waaw kenn gisagul réew mu développé ci àdduna bu développé ci nii ñu koy doxalee ci ay financement ay 10 000 francs 15 000 waaw ci naka nit ñi soo gisee Abdoulaye Wade dañ jàmbaar di boroom xam-xam bu ñëpp nangu mooy bi mu ñëwee ci réew mi financement yooyu amoon na fi xëy na doon na ko dooleel ci yenn côté mais Abdoulaye Wade li mu gëmoon mooy l'individu am xaalis dem ci banque joxe lu leer naa ñu yëkkati lu bari jox ko loolu am na fi jamono Abdoulaye Wade léegi kenn mënatu ko am banque yaa ngi nii ba dégg ak kenn amatu fi benn somme bi moo tax xaalis amatul ci dëkk bi parce que da nga daan àgg un individu pourtant kenn amelu fi mais nit kooku ñu war a jox ay millions aussi foog mu am garantie ak sama wàllu xel déedéet xam nga jël ay millions rek jox ko nit nii comme ça xam nga un citoyen normal waaw boo demoon France tey man bu ma soxla woon 50 000 euros am sama salaire doo am 24 heures te jotuma ci France laa la wax de 24 heures bu ma soxla 50 000 am salaire am bulletin de salaire danaa ci jot 24 heures yow kay yaa koy bañ France koo gis bor lay doxe ñëpp ci bor la ñuy dund mais dañ koy am heure bu ñu ko soxla fii Sénégal boo soxla woon 20 millions 30 millions da nga indi sa kër nan la nit ki amee këruk 100 millions 200 millions ñëw ci banque bi nga laaj ko di ko lebal 20 millions mu la koy jox Abdoulaye nag gëmul woon loolu Abdoulaye li mu gëmoon moom mooy économie xaalis bi nit ñi dañ koy yor l'individu l'homme sénégalais moo war a am xaalis Macky Sall c'est le contraire mooy nañu def fii lii nañu def fii du ma ni baaxul mais nit ki du am xaalis danaa ñëw ci loolu loo xam ni Sénégal yu bëri ñu ngi leen ciy nax da ngay dégg ñu naan croissance Sénégal croissance bi croissance jóg na de amul
déet waaye tamit. waaw amul non si mais pourquoi nga ne amul parce que croissance bi aussi ay experts wax nañ ko. mais experts ya ko wax. waaw gis nga tey jii tubaab yi. waaw suñu d'accordoon ak yow sa croissance baax na ndax yiñ ci dugal dafa bari yaa xam nga ko comme ni ma ko xamee léeg-léeg ñu ne nangami xale ñoo dee nañ ko ci dindi ci croissance am nangami jigéen ñoo doon wasin am ci problème bu ñu neexee dañuy noté lu leen neex dugalal lu ko ci biir ndax mi ngi bokk ci indice de développement noonu la ñuy doxee xam nga ko nekkoon nga ci projet yooyu indice de développement bu leen neexoon tey ji ñu ne yow nangami xar nga deele nangami xar yee ku ko deele ci mbir réew yàpp dafay manqué kon dindi nañ la benn point noonu lañ doon def Abdoulaye Wade mais képp kuy Sénégal yi di dund xam nga ne jamono Abdoulaye Wade moo gën ci yow jamono Macky Sall bu ñu ne am nañ 7% ñu ne jamono Abdoulaye Wade ñu ngi woon ci 2%. mais si gars dañ c'est vrai mais jamono Abdoulaye Wade aussi dañ ne jamono jooju maanaam tasaaroo bi dafa bari anarchie bi bari koppar yi nga xam ne dañoo faral na argent sale bi donc nga ko dégg koppar wuññul kooku bi ñu doon wax ak yeneen ak yeneen ñii nag dañ ne dañu assainir dañu setal waaw xam nga na lépp set wecc bu ñu nee argent sale moo amoon jamono Abdoulaye waaw mais Macky Sall il était son premier ministre il était le ministre de l'intérieur pourquoi jàppul woon gars yi à l'époque premier ministre woon non mais ministre de l'intérieur waaw ministre de l'intérieur kay ku ko neex nga xam ne yaa ngi ci argent sale dañ la jàpp waaw Macky Sall lu tax jàppale kooku su jàppee am na kilifa wu ko féete ci kaw am na kilifa wu ko féete ci kaw mais xam nga lu ñu la mën a féete kaw waaw ministre de l'intérieur dooleem ñëpp xam doole ji moom premier ministre ñëpp xam doole ji moom xam nga am na wax yoo xam ne ay slogan la Macky Sall bu waxee loolu nit ñi war nañ ko poser question yow nan ngay nekkee ci koo xam ne mi ngi utiliser argent sale te demoo ni argent sale bi moo ma tax a dem xam nga loolu neexul sax a dégg ci nopp ci ku nite beneen bi mooy damay ñëwaat ci croissance boo xam ni xam nga Abdoulaye bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy l'homme sénégalais na nekk au centre de tout nañu jël sénégalais bi jox koy entreprise ci nga gisee ñi bëgguma tudd benn société parce que kon publicité lay nekk ci la li ñuy defar lépp sénégalais yi émergé am ay industrie yu ndaw ay PME fu ne mu nekk fa ñu leb ay banque am ay xaalis di embaucher nit ñi léegi nag c'est le contraire dañoo dem jëli ay nit ba ci sama mbokk yi nga xam ne dañ doon def transport sax dañoo jëli ay naar jox leen ay société touristique indiwaat société touristique yi fi nekkoon avant Abdoulaye di ñëw delloo si leen jox leen doole du ma jaar ci seen i tur ñuy wax ñu jël suñ carburant jox ko société tubaab yi jël suñ ay téléphone lépp jox tubaab yi mais local bu dee dafa incompétent nag non incompétent oui gis nga ñi fi nekk ci réew mi waroon defuñu ñu wuti ñeneen xam nga barki bi ñu ngi wax ci Auchan yi Auchan bi par exemple waaw non dafa ñu jaar ci parce que Auchan dafa xew gis nga bi ñu ko waxee bu doon par exemple tey jii suñu entrepreneurs yi wala boog suñu homme d'affaires yi defoon nañ li ñu war a def est-ce que Auchan dina ñëw dégg nga li ma la wax léegi waaw xam nga France fi ñu toll taux intérêt crédit dem ñaata la 1% léeg-léegi 0,1 xam nga Sénégal seen taux bi ci gën a yomb lan la 6% tubaab bi dem lebe ji ay milliards France ñu defal ko taux 0,5% wala 1% mu ñëw di concurrence koo xam ne day leb taux 11% wala 17% wala 20% est-ce que loolu combat buñ mën a dékku la am na ci erreur boo xam ne commerçant yi ñoo ko def ndax man commerçant laa xam naa li tax man di ko wax mooy ku fi ñëwati di industrie boo mën a doon ñoom nañu fexe ba action yi ca ëpp nañu ko moom réew yu normal yépp noonu la ñuy dox boo demoon France doo fa fekk benn société étrangère muy ay Lidl ak ay Walmart ñu ñëw fa ay américains yor ko ay français ñooy dem jëli marque bi teel ko seen bopp di jël seen bénéfice mu yemaat biir France ñuy jël produit français di fa jaay mais dem jëli Auchan ay tubaab yu weex tàll ñëw chéré ko. waaw mais est-ce que aussi dafa jàppoo ni que nguur gi la mu def foofu tamit dafa am solo parce que na ma sama mbokk sénégalais yi baal damay wax dëgg ñoom commerçant yi dañu faral di xoj askan wi di xoj askan wi xam nañ fi may waxee léegi am benn vide boo xam ne am na nguur gu Sénégal constaté ko dem jëli ay nasaraan ñëw comme les vide boobu bañu ma ko mais dama ne la man mi wax yow damay dem Auchan di nduggi waaw dama ànd waaw ci Auchan ñëw mais ñëwin wi laa bañ dañu waroon bi muy ñëw ñu ne ko hey da nga fi fekk ay ñu nekk ci agroalimentaire di ci dund di ci def ay milliards ni ngay def mooy li nga indi muy 100% jëlal 50% yi jox ko commerçant yi bu ko defee ñi ñuy wax ENACOA ñoom Moustapha Lo maa ngi leen di nuyu suñ mbokk la ñoo waroon a taxaw ni état bi bala ngaa andi Auchan na Auchan ñëw wax ak ñun ñu ne ko lii ngay jaay fas ko yéenee jaay ñun xaalis bi ñu yor ci suñ compte ENACOA boobu ngay wax noonu ñoom ñiy kaas nga ñu baal ma la ñu kaas ñoom ndax mënuñu ko woon def balaa Auchan ñëw moom laa la wax dama ne état bi ñoom commerçant yi am nañ fu ñu juumee état bi am na fu mu juumee parce que mënoo développer réew ci ay étranger ndax heure bu leen neexee bu ñu ba yor monopole bi def lu leen neex Orange gis nañ ko
bi mu fi nekkee di xëccoo ñu naan dañ fi am licence yeneen licence dina ñëw ñu naan diw bi mu yoree monopole bi gis nañ ko réseau bi baaxul nit ñi léegi dootoo wuyu bu leen neexee jaay la lu ñu la wër te jaay tu leen neexee teg intermédiaire ak ñu teg ko te tubaab bi ci loolu la ñuy dox dañuy fexe ba téye monopole bu ñu téye monopole bi nag nekk buur loolu nag bi ñuy ñëw bu doon Karim Wade tey ci xam-xamam ak ñun ni ñu gisee dañu naan Auchan ñëwal mais boo ñëwee Matar Sylla mi Hamidou Ba mi ay sénégalais lañ ñi ngi doon commerce jëlal li nga yor jël ci 20% jox leen ñu bokk nga xam ne dañuy défendre Auchan mais doo ñëw indi société bi mu ñëw ak i nitam ak xaalisam ak ay produits am di jaay sénégalais bi lu mu ci doon consommateur foofu laa nangoowul mais ñëw gi mënut a ñàkk ndax àdduna moo ubbeekoo noonu beneen bi croissance bi dama ci dellu ba tey. croissance bi waaw. léegi ñun ñu tëm ni croissance bi 7% 6% bu leen neexee na ak 20. àgg na sax 7. waaw Côte d'Ivoire. àggoon na 11. pourtant Côte d'Ivoire ñu ngi dóor Ouattara bu may tamit di ko wax lu bon a bon li tax loolu di am mooy boo indi ay société étrangère ñu ñëw ak cumb ak seen xaalis ñëw teg buñ jëlee xaalis buñ jaayee ba ngoon muy société yi ma fi tudd bëgg muy publicité nekkoon dañuy am lu leen neex dañoo war a fay ñu war a jël xaalis bi bu ngoon jotee ñu dugaat ci Sénégalais mu dem ci gàmmu màggali tabaski rey ci ay xaram déedéet xaalis bi di dugaat ci bourse tubaab yi ñu ni croissance Sénégal parce que société tel def na 1000 milliards wala 1500 milliards société tel def na 1500 milliards 2000 milliards. kon su ma déggee croissance bi ngay wax étranger. ñoo ko moom Sénégalais bi nekku ci dara simple salaire la ciy nekk salaire bi matul 1% ci li société bi def par an léegi nag ñun ñu toog naan Sénégal def na 7% 7% yi France ko moom ndax ci bourse am lay delluwaat ñun daal ay consommateur lañ ñu daal nañu toog bu ngoon jotee ñu lekk suñ bu bëccëgee ñu lekk suñ ceebu yaaboy bu ngoon jotee ñu lekk suñ cere waaye tey jii ba Abdoulaye di ñëwee tàmbalee ci digg bi mooy tubaab yi dafay nekk mu leen hey man dàquma kenn mais ñeneen dañuy ñëw tubaab yi ci lañ ko xeexee diaboliser ko ànd ak nit ñi jël seen rajo yi bis bi nañu invité opposant muy saaga Abdoulaye di ko wax lu bon diaboliser ko ci àdduna bi yëpp ñu jële ko fi mais tubaab yi ko fi jële du Macky Sall du Mbaye Ndiaye Abdoulaye Wade tubaab yi ko fi jëlee ñoo ko diaboliser ñëpp a ko xam ñun dañ leen caa dimbali parce que ñun nit ku ñun dañu am habitude bu tubaab nee nangam rek ñun loola la suñu ne woon yow baaxoo sax ñu ne tubaab bi li mu wax xëy na dëgg la man baaxuma du xool ni tubaab bi nit la dañ koo bind bu ngeen bokkoon classe di jàng mën nga koo dàq jàng mën nga koo yilif ndax fee ñu nekk ca France ay nit ñun dañ leen di yilif 50 personnes wala 100 personnes di leen wax loo ñuy def te nit ku ñuul la koo xam ne day ñuul kukk na yor der bu ñuul waaye ñun nit ku ñuul ñoo soxla assistance tout le temps bu ñu defaloon dara sax wala ñu bindu téere sax dañuy bëgg ñu ne tubaab bi nee na ma li ma bind tubaab bi nit dong la ñun nag gëmuñu ko. mais nag ce qui est dommage nit dong la mais ce qui est dommage bu ñu fàttalikoo ci wàllu politique internationale bi nga xam ne tubaab bi jot nañ ko imposer surtout en Afrique li nga wax ni c'est vrai je suis entièrement d'accord mais ci wàllu xel yi la psychologiquement dafa mel ni africains yi benn moment ils sont abattus par li nga wax mooy chaque jour que lu tubaab wax rek mooy dëgg lu tubaab créé mooy dëgg aujourd'hui aussi est-ce que mënuñ jàpp ci beneen wàllu aussi que yéen hommes politiques yi xaw ngeen ci échoué parce que complexe boobu du jamonoy maître Abdoulaye Wade jamonoy Abdoulaye Wade du jamonoy Macky Sall nga baal ma jamonoy Senghor la commencé ba fii ñu toll nii kon l'erreur ce n'est pas nos dirigeants d'aujourd'hui ñëpp nangul nañ Abdoulaye Wade bi mu ñëwee waaw ni dindi na ci lu bari ndax koo xam ni da nga amoon 98% ci économie bi muy dem Abdoulaye Wade ñu ngi ci 38% la fi français yi contrôlé Macky Sall joxaan na leen lépp ñëpp a ko xam lépp ñoo ko yor ñëpp ñoo ko yor ñun yoratuñ dara. daal est-ce que investisseurs sénégalais tamit ñu ngi jéem. moom laa la wax xam nga aussi man li ma sénégalais tamit suñu homme d'affaires yi wala suñu investisseurs yi foog ñoom it ñu dugal seen loxo bu baax ci fi man dama jàpp ni dégguma en tout cas homme d'affaires wala investisseur sénégalais bu taxaw ne bëgg na taxaw entreprise sàngam ñu bañal la ko. duñu la bañal xanaa déggoo li ma la wax léegi même buggumay stigmatiser kenn wala may wax benn xeet les libanais yii fi nekk yor ay nationalité français ay crédit français la ñuy yor ñëw di concurrencer sénégalais yi nga xam ne 7% la ñu lebee 11% combat bi la ñu war a xool lan moo tax combat bi demee noonu nit ki day jël nationalité français man tey dem France leb fa avec taux 0,5% wala 1% ñëw di concurrencer ko lebee 11% kooku mënuñu xeex dafa bëri yu ñu war a seet ñun li ñu war lépp la ñu war a seetaat ci suñu waxin suñu jëfin ci suñu comportement de tous les jours ci ni ñu war a bëggee suñu bopp xam ni ñu réew mi kenn du ko defar ku dul ñun ci loolu moo ma bàyyi ci lii musuma lekk 1000 francs yu jóge ci politique nii Karim Wade nii Abdoulaye Wade ñëpp a ngi may dégg musuma meeting wala ma réunion ba ñu yónnee ma fa 1000 francs ñëpp a ngi may dégg waaye dafa ma gëm ni nituwaay yi mel waruñu ñu koo gën man bi ma amee fukki at ak juróom-ñeent ba léegi maa ngi Europe sama njaboot nga ba mën naa toog ni man sama njaboot ngi fii di dund ma fi fay impôt sama njaboot di fa fay impôt mën naa faa nekk mais dama gëm ni nituwaay mel dañ ko war a mel ndax mooy sama fierté bu ma fa amoon junniy at noir bi lañ may wooye quelle origine ma naan sénégalais
italien bi bu juddoo France kenn du tasee moom ni ko quelle origine xanaa mooy toog ba mu neex ko mu ni d'origine italien la waaye weex na rek français la loolu nag loolu moo ñuy delloo si fii pour ñu war a combattre suñu njaboot geeg ñeneen ñëpp ëllëg ñu taxawaat fii defar suuf si ba nga xam ne boo ëllëgee dañ ñuy naw Qatar nit ko fay jógee dem France du wut visa xam nga lu tax du wut visa soxlawu faa toog ndax Qatar a dàq France tey bu ñu fexoon ba Sénégal dàq France mais duñu wut visa mais lim ñu li réew mi dund ko gën boo bëggee faju mais lu tax mënuñu ko def mais ay hommes politiques yoo xam ne seeni doom dañ leen di jàngal ci école tubaab yi suñu feebaree fa la ñuy fajoo koo ci gis am na sécurité sociale ñenn ñi nationalité français la ñuy yor am fa kër di fay appartement foofa di ko fay di fay impôt France te yor suñu ay ndombay tànk ci réew mi loolu dafa war a jóg réew président dafa war bu feebaree ñu yóbbu ko ci principal gii waaw bu lay dal nit ñi di ko dal waaw mais loolu Sirac du feebar mukk ñu yóbbu ko Amérique li ngay wax am na solo dafa yor trop sëñ Matar li ngay wax am na solo trop mais du léegi du loolu yàgg na ci Sénégal autorités yi moom depuis ca jamono yi xaw ma kañ ku ci lay seet xoos sax nga dem France ku ci nangam nga dem sa njaboot ak yëpp France lu fi yàgg la Hamidou waaw nañu ko xeex ñun ñii waaw xeex gi mooy lan waaw mooy nit ki booy baax ñëpp bëgg la nañu fexe ba kenn duñu gën liggéey tey jubal boo séq ak nit ñi alal nga leeral ko lépp lu ñu lay fay nga nekk ci réew mi nga xam ni sa bopp ngay liggéeyal réew mi ngay liggéeyal sa njaboot ngay liggéeyal ëllëg lu fi nit bari le ak xaalis bu mu mën a am ak fu mu ko mën a amee ci réew mi jël ko ci muy nguur balaa mat juróom fukki at ñu ni faatu na xaalis ba diwoo ko yoroon fi lay mujj kon li gën mooy ma ni Matar lan laa defal sama réew man lan laa apporté Sénégal gi ma bokk lan laa apporté réew mi na ñëpp di xoole noonu lan laay apporté fi ma nekk man li ma bëggoon mooy bu ma feebaree du ma jël samay kayit ni maa ngi dem France faju ji waaye fi ñu toll dem nañ ba gëmatuñ suñu bopp Sirac bu demoon ba nekk ci sukkuraat du dem États-Unis France lay dee ñun benn président africain buy dee fii amul ñëpp France la ñuy dee. seen président ba nga français. kan ci Abdoulaye Wade. mooy li ma la wax dama ne la loolu dafa war a jeex. ma nga France xam nga nee naa la. génération yi ko doon def. waaw c'était valable ay français ils sont nés français. waaw ñu am influence France bañ na ko bu yàgg dañ daan sol casquette di kii loolu lépp solatuñ ko ñu ngi nii sol suñuy xaftaan. toog jàkkaarloo di wax olof émission olof amu fi woon. soo daan dégg olof sax dañ la leen saboté naan la oh yow ni nga dégg olof xanaa waa kaw nga léegi ki gën a dégg olof moo gën a kontaan ci dégg olofam ki dégg pulaar di ko làkk vrai pulaar moom lañ gën a respecté léegi ki ko déggul di wax tubaab mi ngi dañ kon mais nañu ko gën a yokk mooy ñu xam ne ay nit la ñu dàq ñoo jàng gënuñu ñoo xam ñun ñu yàgg ci tubaab yi tubaab yi xam nañ bu ñëwoon fii tey ñi may wax rek ay tubaab yi ngi ci man waaye bu ñu ñëwee ni may xoolee Sénégalais bi di ko xoolee keneen ki noonu la koy xoolee moom mi xam ne xam naa ko itam noonu la may xoolee waaye kim xam ne xamu ko beneen bët la koy xool ndax kooku yaakaar naa ni moom dara la te nit dong la comme yow mën nga ko ëpp xam-xam ëpp ko xel ok mbokk yi ñu fàttali ni sunu gan di Makhtar Sylla nag mooy secrétaire général bu parti démocratique sénégalais ca diwaan bu Louga waaye it nekk ci diaspora bi xam-xam en tout cas mu ci commencé di feeñ parce que aussi diaspora bi dafa nekk wala boog tubaab bi nekk ak ñoom ba xam leen dafa am solo sénégalais yi di ko xam aussi je suis entièrement d'accord aussi ci li nga wax nañ gëm suñu bopp ba war a mën a demal suñu bopp là ñu danga koy partager ak yow je suis entièrement d'accord que tey jii war nañu mën a gëm suñu bopp demal suñu bopp mais problème bi mooy Makhtar nañ dugg tuuti ci diaspora bi est-ce que yaakaar nga ni tey jii Afrique toll na foo xam ne war na mën a demal boppam sans nasaraan si nga wax. xam nga nasaraan yi mënuñu dem sans ñun. waaw ñoom mënuñu dem sans ñun. waaw ñun mënuñu dem sans ñoom. mais nañ na équilibré kenn ku ne gis ci sa bopp. man néew ma bu France ñëw bu Yougoslavie ñëw bu keneen ñëw mais ku mën a ñëw respecté ñu xam ne ay nit lañu li ñu suuf sii bu ñu doon dee ba jeex fii la ñuy reyee. suñ suuf la suñuy maama fi nekkoon ak suñuy maamaat ñu leen di rey ñenn ñi dee ñenn ñi ke kon nañu fexe ba suñu suuf ku fi ñëw respecté ñu bi ma ci gën a nga xam ne daf may metti toujours tey man Matar mii yor carte séjour tey bu ma àndoon ak sama doom bi ma jur ñu bokk avion wàcc France dañ maanaam fa fee ngay jaar yow Matar mi ko jur fee ngay jaar parce que yoroo passeport français yaa doom yi da ngeen xaajal waaw parce que ñoom dañoo respecté seen i nit ñun boo ñëwee fii boo sam tubaab yi jiitu la dañ leen a war a wutal ay gise loolu dama koy faral di jàmbat toujours ñu am seen i gise bu ñëwee ci suñu réew ñu xam ne suñu réew la ñu ñëw ñu def ca CEDEAO kuy CEDEAO jaar fa ndax ñoom dañuy def Union européenne boo yoree passeport bu verte wala bu bleu jëfa jege dañ naa la oh jógal foofu demal ca rangale mooy fa nit ñëwee groupe traitement yi ñoo dul benn duñu benn citoyen bi étranger bi bokkuñu léegi nag
ñun bu ñu ñëwee fii buy sàkk sax ñu juddee léeg-léeg nga gis ci koo xam ne daan sama tubaab bi dem ca avion ba jëli ko yooyu yëpp ay ñàkk fulla la daal di ne waa sama tubaab bi sa tubaab bi na rang bu àggee France day rang kii ku mën a doon bu àggee day rang ba mais problème bi léegi Matar mooy nan la ñu mën a def ñun africains yi ba ñu war a mën a dem ci li nga wax ci wàllu koom te ñoom nasaraan si dañ leen di teg nee parce que wax ji mooy torkal la borom xam-xam yu mel ni yow bari na fi ci réew mi wala ci àddina bi sax laay wax mais wax ji mooy nan la Afrique war a mën a def tey ba demal boppam autonomie maanaam bi war ci Afrique ba ñu teg neetu nasaraan si peut-être teg nee sax c'est trop dire parce que coopération mënta ñàkk mais ba nga xam ne dañu mën demal suñu bopp sans pour autant aussi ñoom ñu ñuy xoj saa su ne xam nga loolu li ma la wax gis nga nit soo gëmul sa bopp ñu moom la dafa am ñaar ñoo xam ne dañu nuróo te bokkuñu mooy yaru ak yambare yaru koo gis da nga koy jox cër yambare lu ñu la teg nga tegoo ñun dañoo yambare yambare mooy nga am koo xam ne dafa ñëwoon di leen jàpp jaam di dugal ci kal di yóbbu États-Unis ak Caraïbes di jaay ñu dem ba mu jàgg ñu ne lii de rafetul ñaaw na ñu bàyyi ñu daal di ñëw ne gannaaw yéen civilisé wu leen da ngeen di ngemb wala civilisé wu leen léegi dañ leen di coloniser def fi suñu administration di jël seen ay ressources yëpp di yóbbu di assimiler ñenn ñi di def noonu loolu jàll ñu dem mu jàgg ñu ne Amérique toog daal ni non bu ñu bàyyee noonu européens yi dañuy avancer ci suñu kaw te duñ liggéey kon nañ jox ñëpp seen indépendance Amérique fi toll ñu bëree ba duñ ko remercier mais indépendance africain yëpp américains yi la ñu deuxième guerre mondiale ñoo ne hey da ngeen di bàyyi nit ñi ñu libre ci la ñu bàyyee ñun commencé di ñu libéré ñu bëri duñ ko wax mais loolu am ndax américains yi duñu bàyyi européens yi dem toog wéeruwaat ci colonie yi di dund ñoom ñuy liggéey lii moo ñu indil suñ liberté bi léegi bi loolu amee ku lay def loolu toog mu jàng nga am benn président supposons damay joxe toujours ci exemple Abdoulaye Wade mu ñëw di liggéey tubaab yi toog fële ci seeni rajo di invité Massamba ak Mademba bis bu ne muy invité naan la Abdoulaye Wade baaxul ki lay jàpp jaam coloniser la bu la nee kii baaxul kookaa baax gis nga boo nekkoon ci entreprise su tubaab man daf ma dal man dama yàgg bañ man lu mën nit teg te nangu ma ko rek dama naan du ma dem ak ku mën a doon dama naan du ma dem fi ñuy ñëw 8 heures la ñuy xëy bu ñu ñëwee dañu ubbi bunt bi 8 heures ku mu fi fekkul dañ lay woo directeur bi da lay woo wax yow ni la pourquoi doo ñëw heure mais 8 heures lañ fa def 8 heures na la fekk gars yi nag ñuy bëgg ki nga xam ne dañu bëgg gaa neen waa góor ñëw ay 7 heures 30 7 heures 40 man mooy ñëw 8 heures moins ñëw waa ji ni ma non yow munoo ñu lay xaar ci bunt yi ngay dugg ma ne ko mais du 8 heures la ñu wax dama ni la boo nekkee ci entreprise tubaab bi tey bañ dañ lay complot ak say moromi noir ak ña fa dëkkul pour di la jéem a boycotter ndax tubaab bëggul ku bëgg boppam leen rek la xalaat ci moom mooy da lay isolé te nit ku ñuul ku ñu isolé ñoom lay àndal isolé la noonu la tubaab bi mas di dundee mooy ànd ak yow mooy ànd ak tubaab bi ñoom tubaab bi pour xeex la ba am na soso ba léegi Sénégal gii lu mas am looloo ko teg mooy traître yi mais Abdoulaye Wade bi mu ñëwee fii ni na soldat français yi génn maa ngi koy dégg boobu maa ngi aéroport la nekk dégg mu naan bu ñu demee ba l'armée sénégalaise mënuma défendre kon doyatuma dara may nekk président armée France na génn réew mi commencé di leen génne tubaab yi ni toog ca Johannesburg la kii toog Sarkozy ni armée française soxlaatuñ nekk Afrique Abdoulaye tontu ko ni ko kon nañ gaaw génn tàmbali di leen génne ba nangu seen base yi am na base yi ñu fi nangu base Ouakam bi ci la bokk base Ouakam bi moom mujj ndax dañ fee toog di yeexam toll ndax élection yi ngi jub si pour ñu jabali si Abdoulaye Wade pour toog waaye boo demee Val d'Or yooyu yëpp dañ ko nangu Sénégalais yi ñoo fa nekk maa ngi ciy remercier toujours Abdoulaye Wade yu mel noonu mooy nit ki day wut liberté boppam nit ki du wéy mukk di dund te amul liberté. ok nit ki day am liberté. day am liberté voilà. actuellement ca réew bu France actuellement liy des ci émission bi xam naa bëri. waaw dinaa ñëw waaw am na lu ma fàtte léegi. waaw allez-y mooy ci mënuñoo dem sans tubaab yi. tubaab yi mënuñu ànd ak ñoom. ci liggéey. waaw ci seeni expérience ak jiitu yi ñu jiitu mais jiitu gi ñu jiitu ñun sénégalais yi nga xam ne léeg-léeg ñu jàng Europe ñu ci bari buñ paree toog fa mooy bu ñu amul woon xam-xam bu ñu liggéeyal tubaab yi pour ñu yokk duñ fa toog. nañu fexe ba ñun sénégalais yi ñu jàppanteeg tubaab yi mais nañ ci ku ne gis boppam. nañ ku ne gis boppam ok waaw actuellement léegi fu mu toll nii léegi ci élection présidentielle yi nga xam ne ci lañ jëm war nga dellu France jamono yi ñu jëm voilà nan ngeen fas yéene un peu organisé wu parce que aussi ñu doon coow benn coow ci wàllu këyit yi yéen opposition bi yéen a ko doon coow foofu naan dafa am problème këyit inscription yi waaw loolu fu ngeen ci toll xam nga yëmul dong ci inscription yi damay fàttali ni Abdoulaye Wade moo jëkk a jox gëdd immigré consulat ba ku daan dem Paris xamoon nga ni bu njëkk du woon dara Abdoulaye dafa indi ay gendarme ñuy sol seen tenue nga xam ni bu nit daan ñàkk këyit
bañ di ko rapatrier police français yi dañ daan dugg ci biir ànd ak moom bi Abdoulaye di ñëwee teg fa gendarme yi benn policier français amatul droit franchir portail ambassade du Sénégal loolu Abdoulaye da ko jëkk andi mais dañ daan dugg ci biir consulat ba ñoom policier français ci biir lañ daan dugg Abdoulaye da ko dindi teg fa ay gendarme loolu maa ngi ko ci remercier passeport nga koy jot à temps fi ñu toll passeport am na ñoo xam ne seen kayit a ngi jeex ñu ngi bëgg a ñibbisi xamuñu kañ lañ gëj a am ay passeport fu mel ne Espagne ñu ngi ma koy wax barki démb beneen bi mooy ñu ngi may wax Italie ñoo xam ne ñu ngi inscrire ci centre Italie war a def ay 200 kilomètres 300 kilomètres dem di wate ñu inscrire leen yóbbu leen Rome parce que xam nañ ni Italie teeru opposition bi bu ñu léegi maa ngi la koy wax léegi suñu xoolee ci diaspora bi France yi yiy wax France du ma bañ ni xëy na Macky Sall moo fa majoritaire. waaw foofu moom moo la fa doole du ma ko bañ France waaye loolu feeñ ne sax ci bi ñuy defar députation yi ndax boo jëlee France Belgique jox leen 3 députés jël Italie Espagne Portugal jox leen 2 députés. am na ko waral te li France moitié Italie la fa nekk ñoo ëpp li nekk France kooku y a problème. lu ñu waroon a kaas la avant muy ñëw waaye dañ ko def ngir électoralisme mooy am ay voix xam na ni foofu mun nañ ko gagné ñu def fa loolu. kon su ma déggee sa wax dafa mel ni su ma déggee sa wax zone boobu nga wax noonu lu mel ne ay Espagne ay Italie extra foofu régime bi actuel amu fa doole. mënu ko fa gagné du ko gagné benn yoon élection. mënu ko faa gagné. Espagne Portugal. waaw Italie ñi ngi may dégg duñ ko gagné dañ leen di gagné largement lañ leen di gagné. bu gagné kay France la mën a gagné xëy na peut-être Belgique parce que am na raison x ou y bu tax mu di ko def. mais fële moom. déedéet jàpp nga ni yéen a fa ne non mënu ko gagné. mënu ko gagné. mais ça pose problème le fait que ñu ne aujourd'hui régime bi boo xoolee ci wàllu diaspora bi ñoo fa ëpp doole kon li nga wax dafa war a un peu ak li may li nit ñi di wax. alors xam nga buñ ko waxee. waaw xoolal li ma la wax. yow wóor na ni li ëpp ci Sénégalais xam nañ li nekk Italie ci ay Sénégalais nekkul France li nekk Espagne nekkul France pourquoi ñu gagné ko Portugal gagné ko Italie gagné ko France ci législative yi xanaa ni président bu mu mos a gis ci àdduna de munoo jub élection jógee ci législative 1 an après sa électorat di yokk mosuma ko gis day wàññeeku waaye du yokk gannaaw dañ la fa laminé woon xalaatal ñu laminé waat la fa bu gën a métti waaw. kon élection présidentielle yi ñu jëm. day ñàkk foofu du ko gagné. diaspora bi Italie du ma France du ma ko wax ndax nee naa la du ma. waaw Espagne mais Espagne Italie Portugal. waaw fi ëpp ay sénégalais da koy ñàkk. waaw da koy ñàkk xam na ko sax. waaw fan la passé am leen loo xam ne xewoon na ci réew bu France son excellence monsieur le président Macky Sall dem foofu am ñenn ci yéen maanaam boo gisee ma ne yéen opposition bi lay wax. jël ay farine di ko tuur ci kaw délégation président ak taxaw ci je crois ci buntu consulat bi di am yenn yuuxu yi ngeen di yuuxoo ak di am nu ngeen def ndax loolu jàpp ngeen ni fierté la ci yéen sénégalais yi nekk ci bitim réew ngeen def loolu seen président. man xëy na farine bi xëy na France loolu du fa dara ndax gis nañ fi. ñu tartine waaw Hollande benn femme def na ko fi ci wàllu habitation la woon xaw ma femme bi jël farine bi sànni ko tartine nañ ko fi waaw c'est vrai tartine nañ fi Macron waaw yooyu dañ koy def wala toj lay nen waaw xëy na seen tradition la waaw ñoom mën nañ ko garawul ok par contre bu ñu fàtte ni histoire du Sénégal opposition bi tey nañ fii Sindiély keroog bëggu may tudd tur kooku mais tey mi ngi ci opposition bi moo ko téye ñu koy interviewé muy wax te boobu Abdoulaye Wade mooy ñëw UNESCO ñu kar leen foofu di leen ba ci sax brutaliser ci ay nit te opposition bi ñoo ko defal. Souleymane Jules Diop ngay wax de. ah Souleymane Jules Diop du kooku ngay wax. déedéet kilifa la kooka. waaw moo keroog moo téye sax Sindiély di ko laaj. ok ñu ngi koy jéem a brutaliser. te doomam la woon te Macky laalu ñu doomam dañ faa taxaw di yuuxu wala yu mel noonu mais ba léegi laalaguñ ko physiquement te Abdoulaye Wade doomam lañu téye woon di ko sonal te la opposition bi ko defoon ñoo fi nekk tey au pouvoir te Abdoulaye da ko muñoon Abdoulaye c'est un grand démocrate bokkut ak gars yi. waaw mais keroog li ngeen def président je veux dire ndax loolu jàpp ngeen ni rafet na. non ci kanamu àddina bi sànni ay fëriñ. xam nga Macky Sall nag bu fekkente ne taxaw ci kii bi. xam nga Macky Sall aussi bu fekkente ne bu nekkee bitim réew. waaw en tant que président de la République ni tout va bien lépp baax Sénégal mais il faut nit ñi nga xam ne nag ñooñu ñi ngi dégg loolu mu naqari la ñu ne ko tout va mal lii rek la li muy wax di ko gëmloo àdduna bi ñun ñu weddi ko ndax dafa amul ñëpp xam ni réew mi amuñu ndox lekkuñu ba suur taw yi sax dañoo mere Macky Sall ba ñëwuñ. mais jamono ji ngeen koy jamono ji ngeen di xajamal ñëw président bu am na yeneen ci ay sénégalais yi ko doon dalal torkal def seen benn manifestation bu rëy ba sax président yëkkati ay kàddoom ne ñoom de bu dee ne
la ñu xalaat du leen lu dul seen président ñëw fii ñuy ñaxtu seen affaire la donc ndax jàppoo ne aussi que ñële weddi nañ li ngeen def yéen. ñoom dañ ko defoon yàggul. xamoo ni nit ki lu muy leble. moo tax na koy xool man doo ma gis mukk ma nekk ci plateau ba wax beneen leader dara wala nangam xam nga lu tax dama bañ ko ma ko fay ñooñu nañu xool li ñu leble woon bërki démb da nga daan déglu rajo tubaab yi nga xam ne mooy rajo propagande bi nga xam ne ministre des affaires étrangères moo ko moom tubaab yi moom ko muy rajo bi fi gën a siiw ca la ñuy nekk daan vilipande Abdoulaye di ko saaga guddeeg bëccëg tubaab yi di leen bal ca réew bu France. waaw muy bëggu may wax rajo bi ndax kon publicité la waaw mais ñëpp dañ leen doon dégg ñoom ñuy wax ñëpp tey fa lañ daan nekk di xas Abdoulaye am na ci ñoo xam ne léegi ñu ngi ci suñu côté mais dama leen daan dégg bëggu may tudd ay tur vilipande boobu ñu doon vilipande Abdoulaye ba léegi France na nga lugg ko opposition bii fi nekk ndax xam na ni ba léegi Abdoulaye Wade mooy danger pour ñoom Karim Wade mooy danger pour ñoom parce que seeni intérêt Karim du leen ni da ngeen koy ñàkk waaye da ngeen am wujj indien bi da ñëw na chinois bi ñëw na yougoslave bi ñëw na américain bi ñëw ku mën a ñëw daal nay intérêt Sénégal ci la Abdoulaye doon dox waaye nag bu fekkee da nga jël sa baat jox tubaab bi ni leen yóbbu leen ma géetit ñoom li nga bëgg rek li nga bëgg lañ lay defal. ok ñu lay gërëm di la sant en tout cas Makhtar Sylla waxtaan wi am na solo trop ndax it man mi sax xaw naa jëlee xam-xam tuuti ci wàllu nasaraan si côté boobu moom partie bi nga wax ci wàllu tubaab bi ak ñun kooku vraiment je suis entièrement d'accord mbir la moo xam ne je crois que Sénégalais war nañ ci gis seen bopp sa kàddu gu mujj peut-être jëm ci mbokk téléspectateurs yi. waaw moom mooy di leen gërëmaat di gërëmaat borom kër gi te ñaan yàlla yokk fii ba daraja ji gën a kawe fii nekk muy gën a nekk référence ci man. di gërëm samay mbokki wàllu ba te leen wax ni ñu bare bare dañu yaakaar ni damaa génn mais maa ngi fi woon dama xawoon a jagadi moo taxoon déggatuñ ma woon jamono yëpp di leen wax ni ñoo ngi préparé jëm ci élection yi jëm ci ay meeting ak visite de proximité pour jëm ci élection 2019 yi pour jàppale suñu candidat Karim Wade di gërëm nag samay mbokk ñëpp ñi may jàppale ak sëñ Lamine ma leen ma àndal sëñ Lamine Faye nga xam ni lu ma nekk ma nga ca maa ngi koy remercier ak samay rak ak samay waa dëkk muy jëleeru si la gi ma bokk di leen ñaanal jàmm ak Njangba Mbodj ñi nga xam ne ñooy suñu ay mbokk ca Louga di ñu seetaan ñoo xam ni seen doom fa mu nekkoon ma nga fa mooy kenn du ko seen ci lu ñàkk fulla du wax lu mu gëmul te dafa lu jëriñ réew mi rek ko tax a jóg comme ni mu ko tàmm defee bi mu nekkee ndaw ba léegi ca loola la nekk di wax waa diaspora bi képp koo xam ne seetaan nga ko te xam ma na nga xam ni ci lii ma la wax ci laa nekk te jógaguma ca te yaakaaruma dinaa ca jóge jërëjëf di leen gërëm di gërëm ñëpp di sant ñëpp di balaax ñëpp lu ma fi wax te jaaduwul na ma ko ñi ko xam ne laal naa leen baal jërëjëf mbokk yi doon seetaan seen émission penc mi ñuy gërëm di sant ñëpp ñi nga xam ne ñu doon bàyyi xel bu baax a baax sunu gan nekkoon Makhtar Sylla di secrétaire général bu parti démocratique sénégalais foofu nga xam ne mooy ca diwaan bu Louga waaye it nekk foofu nga xam ne mooy ca diaspora ba ca réew bu France ñu koy gërëm di ko sant bu baax a baax ci fekk si bi nga xam ne fekk si nañ ko fi waaye it muy gërëm di sant équipe technique bi nga xam ne ñoo may jàppale ci wàllu liggéey bi ki nga xam nag moom mooy Yankhoba Dabo moo féete woon ci wàllu caméra bi ak ki nga xam ne Momar Diagne ci beneen wàllu caméra bi ci wàllu logistique bi Sadekh Diallo la woon ci réalisation bi Dame Thioune ci wàllu son bi Cheikh Anta Niass mbokk yi seen émission penc mi ci beneen numéro jërë ngeen jëf wa salaam